Down on them chuck. Real bad man thing out the road. It's easy. Listen to me, brother. King Potter. Wicked man come through. Remember me, I tell you, say, hey, King Potter, the cutter. The cutter. One day I records to the wall. Prince of Peace, Black Melchizedek. Hey, listen this one here. Fire, like Jeremiah. That's it on the wire where you speak of the truth. So them a come well, me ready to go execute them. Mr. Fire, like Jeremiah. Let us speak of the truth, you know. Like King Potter. Well, me ready to go execute them. Fire, like Jeremiah. That's it on the fucker when you speak of the truth. What them a do for get your youths? And me say nothing at all. Nothing at all. And me say nothing at all. Nothing at all. And me say nothing at all. We a little split tail. Them want to take off me table. Brother, I respect you, man. Potter. Salute. Come me salute you, brother. Dirty Babylon, you better let me go. You better let me go. Let me go. Fire, like Jeremiah. That's it on the wire when you speak of the truth. So them a come well, me ready to go execute them. Fire, Brother, back, King Potter. From day one. So brother, you're back from the day you born, you know, me content him para King Potter, respect, you know. Great you, brother, cause you know, you're the Gambian keken do. Yeah, man. Them whole a chatty mouth. Them can't do nothing. You're the Gambia keken do. Potter, me respect you, me listen to you, me know say, brother, you're conscious. You're bad from the day you born. Yeah. You not pray badness pray you, bro. You don't feel taste the Gambian government again, you know. Hey, check this out. Down on them chuck. Real Chuck, bad man chuck. thing out the road. It's easy. We come through and eagle like that wicked man come through. Yeah, man. Remember me, I tell you, say, Don't hey, stop, King bro. Potter, the cutter. The cutter. You didn't know idea. Yo, greetings. I got greetings. It's aka Bitter Mouth. Me come back again, you know, if you test the dirty stinking government. Like my brother say, King Potter. You know? Yo, man. Suma mboka Gambia ni. Tela am information. Si suma imboki yenen Gambian yo xamne ñu leen arrest in Germany fi ni. Place like Bayern Munchen. Ñu la wara am put deport back to Gambia. They are waiting for the deportation. The deportation now stop. When people chat about deportation now stop, him now stop. Yo, Gambia ni, bale ma laka olof ngeen ngeen ma dega. Dama stress, dama mer. Suma xol ba je up to the last dot. Sen president bi Barrow. Na Barrow wacha mu bayal ñu suñ dëkk bi. Na Barrow try mu wacha. Barrow is not doing nothing in Gambia. And Barrow mu nge jo doomi Gambia ni stress biir Europe. Ñu ngi fi ñu ngi sona. Amuñ dara. We are trying to get something. Barrow is trying to take everybody back to Gambia. Yaa ngi liggéey ñu stop sa liggéey. Nekkuloo di liggéey ñu jola duldung. Duldung moo tuddal loo xam ne yow jëluñ la si suñ dëkk bi da nga war a am pour dellu acceptuñ sa asile bi. Te Gambia ni yëpp lañ acceptoon seen asile. But the point is Barrow moo ko yaaxa mu ñëw ak dirty stinking government bi mu bugga ñu play game jël xaalis si Gambia lekka ko dugal ko si poosam mu nga fa dem peaceful tour. Xanaa Gambia dafa musa am fight. Gambia dafa musa am war. Luy tax mu naa war moo nekk Gambia luy tax mu ne dafa dem peaceful tour. Barrow, know yourself, man. You fucking go out from our presidential seat. We don't need you, man. You and your old government, we don't need you. Go out from our presidential seat, Barrow. You respect Ulonyu. So we cannot respect you. We don't deserve it. Deserve no respect, Barrow. Don't la no respect. Yeah. Ñun dañ am e-parents te ñu yar. Ñu su deserve respect ko. Su deserve respect ko ba nga gis ne deserve respect nga disrespect ko. That's why we wanna disrespect you and we will disrespect you each fucking time. Bara yow ñun lan lañ la def deportation bi dooratina. Gambia ni ubbi leen seen bot seen broda yaa nekk Europe. Yaa ma dégga ak seen mag yi ak seen rakk yi seen oncle yi ñoo nekk Europe. Ubbi leen seen bot ñun ñoo leen dee jàppale di leen defal dara. Barrow musuta westan kenn. Barrow musuta jox kenn xaalis. Broadcast Gambia nii pour mu ne leen ne dem leen ngeen dundal seen bokkay. Ñun buñ doon soona Barrow ngi toog place mu ngi business am mu ngi def defam xamut ñu. From day one buñ doon soona ak suñ yaay yee suñ bàyyi Barrow xamut ñu. So ñun ñu ngi try by all means we bust the ministerial tree
the ministerial seat. We take the risk to join the line of the millionaires or to be rich. Baro bàyyi ñu baro yow sa dëkk bi amatut bandi Gambia baro bandi amatut Gambia de i dogo bandi yu ndaw ñoo fa nekk di géema kii ji kaaja bandi yu magi yëpp ñëw nañ Europe change nañ seen life lu tax ñu nekkoon bandi in Gambia they was in dust life sun life bi léegi mu ngi modifié to get a better life and live better baro yaa ñoo korop yaa ñoo toppa yow kañ nga toog baro yow kañ nga yow tey nga baro yow nga toog tey hello hi rek nga leen no problem ñu lan lañ la def baro you are wicked and dirty you have dirty stinking heart ñun bàyyi ñu baro ñun soo ñu bàyyit billahi ak waxtu bii ni yàlla maa dégga Gambia du nekk peaceful country yow Gambia dafa am jaama lu ndaw lu fa dee def ni yëpp Gambia dafa am jaama baro Ami say that Kamas jekiri bandi Ami say that aka Bittermouth bandiol kema ma fe musol kema anko bandiol kema Ami say that aka Bittermouth baro bàyyi ñu am jaama baro ñun jotewu ñaa yow dara ñun ñoo la fi jàppale si YouTube yi everything nga kata sanday nga am dëkki Gambia bi te yow sax you are not fit to be our president ñu ne lu loo xam ne su amee du musa amaati benn yoon lay am suy am you will du ne àdduna du musa neex baro ba ñu choose la waati to be our leader so it's better rather you leave us we get our peace in Europe baro yow ñun lu la sonal ñu ngi yónnee i container ñu ngi yónnee i moto ñu ngi sampa i néeg yu baax Gambia ñu ngi dimbale suñu mbokkay ñu ngi nice loo Gambia because you cannot make Gambia nice like we like it. You cannot make any business in Gambia that people can work and survive in this business baro. There was nothing in Gambia that people can work and survive. Namanke police yati, amanke soldier yati, amanke para yati, amanke immigration yati. Baro yo ñu lan la def li first man deportation bi jeexut Gambia ni deportation bi jeexut guys ñu ngi deport again this Friday coming there will be a deportation flight that will land in Gambia Gambia ni jóg leen ngeen génn ngeen dem si airport bi on Friday from morning 6 o'clock or from 5 o'clock in the morning because duma mun a wane ama dama leen a yónnee xaalis pour ngeen tooga fa an i yooyu noonu waaye comme yéen ñu naa yéen la ñu ñoo bokka ndeya bàyyi ngeen jàppale ñu ngeen taxawal ñu Gambia yëpp xam lu nekk di daw yaasa naa fexe almaame yu la dee kutub every Friday pour ñu bàyyi la di 3 years to be cancelled we make it 5 years fuck you with all of them I don't give a fuck I pray to God I pray to God I don't give a fuck about someone who called himself imam and you are still a fake imam you are a lie because the agreement was 3 years baro fuck up and go from our presidential seat the agreement is 3 years baro yow lan nga yaakaar yow you are not honest to yourself man because of a little money you see you act like bua a little money you see baro you act like bua that's why you want sell us in Europe if you go back to Gambia them deporting our brothers and our bomber clad families baro where I mean baro ite lafta muna la baro ntolle karteo feyte ntolle ta sindi Gambia ntolle la kuwal ke baro meso ko dola de bari nga kuwal ke na diamol fongol dama ya tinna la fongo mole mol support wal fongo ya jamela wulo sonandi ete ko motete jindlano you said yo ngane kendula muna waje si presidential seat bi yalla rek ana xamlo natu ci nit ñi la de joge doomi adama bu nekka yalla su la defal daf la ko de natul mu joge ci nit yow do de mëna demal sa bop pare nga am mu rotal la ci kaw natu ci nit ñi la de joge so taxawé nga ne yalla du la mëna yalla mo la fa mëna génné nit ñi duñ la mëna génné da nga dul tay da nga fen elek da nga day gannaaw elek baro you are a big lie
Yo lo mean Baro, yo ñu ngi Europe, ñun buñ doon sona Gambia, yo you don't know us Baro. Ite man tol long, you never know us with the time we are suffering in Gambia. Time buñ nekké ci dust life. Our life turned to be modified. And you want to cut it off. Baro yo ku iñaan nga ku bon nga ku soxor nga. Gambia ni bu len sanil Baro karta. So len bugé sen réew bi, ngeen buga Gambia mu am jama. Bu len sanil Baro karta. Baro first thing so len ko sanile karta, si sen kawla mo poop yen. Second thing, December bi ni so len genewut Baro, si sen kawla mo poop. Mama len ko wax. E ko niye don ke mansati. Aka namo kani mo fulo fa wala. Sadom soko defé king. Si yo la den jeka la tax. Gambia ni bulan dof wake up. Ubi len sen boti. Ñun ñu ngi Europe fii nii de amuñ dara de waaye ñun yeen leen dee jëriñ. Gambia ni leen dee jëriñ suñ amee 50 ñu jox leen 20 ñu jël 30. Su métee sax ñu jox leen 30 ñu jël 20. Because of we know the situation we live in Gambia. And we know the pain and the suffering we live in Gambia. Gambia moo gën a poor aduna bi yëpp. Xam nga dañ dee is part of the 10 poorest countries. They just make it nice. Gambia amul dara. Doo ko xam ba nga génn Gambia. Waxuma la beneen dëkk Sénégal rek, you know Gambia amul dara. Dëkk yu am xeesa ñoo gën Gambia. Comme si am. ñu ngi ñëw Europe. Ñu leen bugg a jàppale ñun duñ mun a jàppale ñun suñ boppa neen. We cannot do that. We not get the heart. When we get it, we have to support the whole family. At the same time, we have to help the whole society. Baro yow lan la? Baro yow mu nekketa. Ntole mu nekketa la Baro. Lan lañ la def? Ntole ya doman. Nga doman bamal batata mo la kulam famal batata mo la kuli yela kordal wafi. Ye kudo lu donto. Nkoto mal ye kudo ki nan dole tubabu do because ni be Gambia. Ibuka kudo soto no ko tubabu do ngol ka soto nyame everybody know that you cannot get so neke Gambia do de muna am halis comme Europe ay nuñ ko amé ñu nekk Europe fi di liggéey ñu la na fay each and every month. You can't get money like them. Even they don't use their money into good, but you cannot get money like them. Ñun tubaab yi nax nañ ni ku ñuul yi nax nañ ni ku ñuul ba léegi saawnu leen gaawu leen xamu leen nandu leen yéen Baro soo leen ko bàyyee December bi mu toog yéen ñu nekk Gambia yéen ñu ko nekk di promote ak yéen ñu ko nekk di jàppale su ñëwee yéen la ñoo njëkka put into us. Let me tell you this guys, yéen la ñoo njëkka def lu dof yéen ñu nekk di support Baro. At the same time Gambia du am jaama. Yeah, because ñun bandi lañ woon Gambia. I have 4 professional. Dama dey work like hell. I have 4 good professional. But before I get work 2 months to 2 months contract. Awola mi suma liggéey yëpp contract la. Keneen ak keneen am na foofu noonu experience mu ngi liggéey. Waaye mënut a dundal boppam sax ba di dundal famille am. Lu ndaw lum am mu dajale ko soona si naaj bu tàng ak nu munti meedi mu ñëw Libya ñu tëj ko bàyyi ko ñeneen ñi ñu dóor leen ñeneen ñi dee si yoon mi nga àndaa saraka mu dee nga àndaa sa mag mu dee pour que foire yaa bondi banko kan just pour ñu génnee poverty bi si Gambia poverty disease bu fa nekka Baro léegi yow you want to turn to be evil. We fight for you, we do everything for you. Yow ñun nga def sa ennemi. Nga ne yow ñun dañ war am pour dellu Gambia because of yow sa dañ la musoon a deport yow sa caapan day loo def Europe ñun dañ ko xam Baro. You motherfucker, what do you do in Europe? Did we know it? Did we know anything about what you did in Europe? You are fucking fooling yourself. Why ñun so ñu dellu Gambia? We suck your mother Baro. We suck your mother up to the last dot. AKA bita mama ragaluma caapan day. Man I want to die. I want to die from day one. Man Gambia, suma fa tege suma tanka. I'm die. I set it by my before motherfucker kill me, I will kill myself first thing. Yeah, man dama I'm confident in life being I will make it. Ñun ñep ñu ñëw fii we have that faith that we will make it. This is the reason why we come to Europe. Ñu ne hello.
before high baro you cut it off yo kañ nga toog ak yow kañ nga plan pour delloo def deportation yo ya loya dabo be la ya loya dabo yep la ini loya dabo be long al kuyata nyaaw nya al diata al mandi ante bal be la fala al be mu janka dingol al be mu jene dingol al be mu wulu dingol al be mu dankatol al be mu dinkurungol tal felio dingol al be mu foirol tal foire ba semeringol atol min be sirin Gambia Masakunda ni mo li ali ba sele namal mo bula Gambia immigration ol min be sirin Gambia airport ni mol nati al ke receive al ba be kesol up to the last dot Gambia immigration yu nekk ci airport yi bay ma ko olof suñu assé Gambia suñ mbokay suñ broda si ngena accept gaay ne they are Gambians sen chapan day up to the last dot dama de bëgg def video without insult but man dama xolu I have respect ken genuma am respect kuma xam lek laaj lan ko ndax amu respect waaye kuma gëna yabaate amut ye ku nekk soo waxee dama yabaate xamal ne keneen dafa yabaate ku nekk am sa own way of yabaate my way of yabaate if you don't deserve respect this is my way of yabaate I disrespect you from day one baro yaa ngi disturb nit yi depuis bu deportation bi starté ñu ne dañ ko stoput Gambian yi xam naa lu ma leen wax deportation bi stoput I live in Dutchland deportation bi stoput de ñu ngi téye nit yi ñu la war a am pour deport leen back to Gambia on Friday they are coming to Gambia expect leen ko ngeen génn ngeen wax soo leen gisee suma video bi la siyaa leen ko soo leen gisee suma video bi la siyaa leen ko loolu léegi laa am pour wax leen Gambia ni deportation bi stoput te baro soo leen ko sànnilee karta mbaa soo leen ko taxawalee at bii ni ngeen génnaa moom demaa moom campagne ku génnaa baro sa nga demaa moom campagne sa caapanday booy man maa ko wax man AKA booy man ku bugga baro sa bugul ma la ku bugga baro sa mi hate you from day one sa caapanday up to the last dot baro yow sa caapanday yow ñun defuñ la dara poobe baab ma poobe nene ma kottu baab ma ibaa bewo baro ñun defuñ la dara bàyyi ñu am suñ jaama ñun dañ ñëw Europe ñu jël risque dugga si fiber boat people are flying pan plane we compensate ñun suñ ñaata frère ñoo dee si géej bi dox bi puus leen ba asi leen si biti ñun sa ñu gis ko still we get the faith that we will do it and God will help us do you think baro you have faith more than us? Why don't you get the same faith and say that I will make my country without taking money from the European Union and I will do whatever I have to do in my country? Yow sa caapan day European Union xaalis buñ la jox loolu nga nekk di campagne Gambia di weewee di duul di dem ak a ñëw nii xaalis daf dee jeex humanity never finish xanaa nga dee te soo dee sax we will talk baro yow ñu naa yow up to judgment date ñoo delloo nii sax suñ la baalalee aha sa man baala lu ma la aha noo leen delloo baro up to judgment date bu loo taxaa sa jami nga tu up to judgment date ñun lan la def baro bro ñun luñ def baro nada ganix this motherfucker son of a bitch you know baro yow baaxuloo man baro yaa bon yaa yées yaay doomi haram baro gis nga man dama bugga dee. This is the reason why I say anything me feel like to say. Me want die. Me get 8 kids. If I die, it's egal. Gambiani, man information bi la am luma lena hello wangum. Any information yan degulu len ma nge ñew. Man la AKA Bitamouth. Yeah. Suma bro la Kimpata nuyu na la you know. Yeah man. Ba ma ja yow da nga toy. Yow Serigne Chapachole da nga toy. Man maa ko wax AKA Bitamouth te soo mistake nga tontu ma rek danga ko regret every day naa bu di Sunday si internet bi yow da nga baax ite katay ka loy ka fo bare ko ay campagne ke ay la on parti londi baro be Gambia dingol tora ka be murundi kan Gambia tamal loy diamu baro e baabe gi ebe we nyini kam pour ina politiko ke nyamen Kimpata. Hey, sorry, my brother Kimpata. Sorry, my brother Kimpata 3 times, you know. Yeah, man. Mr. Chapachole lala. He called himself voice of voiceless.
every fucking day nga sering chapa chulat lama nye like I like you like no one business but I mean fine demela ka fo ikawe di barola abe sila nyama I stand strong brother wake up man and open your eye man wake up and open your eye man brother barona like we ite fombe America ni man kayto soto je wala me ke kuy se junya murundi Gambia because of barola fa Gambia dingol lel tora la ma la fa Gambia dingol murundi ke tora lafta wala so ndantale jana Gambia no no moment na message o jale click it ya siya dawda diate lafta la baro ya je lafa Gambia be ya je ali ala mimbe keri deportation o man bayi ba kanne andatol Gambia no la al tulo buke moy al hakilo man dia ma fo mo bede dolu bije wol ko konkiri ko le ba kono ni ko mimbe keri bu ko songa la fani yaje ndabe ni information o shot la memen dia ntala albadi won aka bitama da kunam yeah bandiol kema jekeri bandi wow